asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne rek yaay safoo bernde tey nag ñun ñoo ñëw si yéen ak chez Bilo yëpp laay wax sax ñun ñoo ñëw tey indil leen benn plat boo xamante ni pour ndogu la donc mu nekk loo xamante ni day nekk coconut rice mu nekk ceeb boo xamante ni dañ ko toggee ak koko xam nga defoon nañ sauce bi nga xam ne dafa nekkoon mooy soosu kari bi amoon koko bi yoon nag ceeb bi mooy am koko donc ñankatang la buy am koko ñu boole ko ak ginaar boo xam ne dañ ko lakk rek ci four bi rapidement ak tuuti sauce noonu nga xamante ni mooy ànd ak moom donc tey jii sans plus tarder dañuy daal di ñëw rek commencer jublu ci affaire yi ndax suñu meal prep yi ñu defoon yi daf ñuy gañaloo temps bu baax a baax donc dañuy def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà pour ñànkatang bi li ñuy def mooy dañu yore ay épices yi kese la ñuy jouer donc épices yi bu ngeen ko gisee di ngeen xaw a familiariser wu ak ñoom tuuti ndax suñuy togg biryani wala basmati rice yi ceeb yi moom la ñuy jël généralement am na yenn ñaar quelques yu ma ci yokk rek nii donc fi mu nekk nii pour ñànkatang bi dañuy def rek comme bu ñu doon togg tey ji ñànkatang li ñuy am mooy dinañ soxla cannelle mu ngi nii ma yor bu bant bi am na yoo xam ne dafay nekk comme écorce lay mel quoi comme lu ñu lelli boo ko amee aussi baax na cannelle boo am ma daal di yore fii poobar bu doom bi laa jël mais kiiwuma ko dëbbuma ko defuma ko dara ma yore fii li ñuy wax star anise benn épice la tamit yore fii cardamome pod donc moo nekk nii daal di yore aussi xorom non pas xorom pole bii nu mu tuddati jar voilà jar laa yore donc dinaa jël aussi tuuti xorom polle def si ma yore fii aussi sama laurier ñu am tuuti kaani juste pour safal kii bi jox ko goût mais soxlawuñu mu saf kaani ki bëgg kaani mun na def loolu ñu daal di amee fii suñu diw ñor mu nekk gii ku amul ak huile de coco ku amul huile de coco bul woori bul am benn jaax boo amee tamit boo amul diw ñor jëlal beurre wala nga jël diw bi nga am donc ñun moom la ñuy ñëw def nga xam ni ci affaire yi ci ceeb bi dinañ ci ku mu neex nga sànni ci tuuti noix bu la neex donc man fii maa ngi yore noisette d'amande yoo xam ne dañ ko lelli nii moom laa koy jël rek teg ko ci kawam nii pour histoire de décorer donc nañ dem ci gaz bi comme ça ñu entamer yëf yi gaaw voilà ginaar bi gis nga dama koy dugal ci four bi rapidement boo bëggul dugal ci boo amulee four mun nga ko saaf wala nga lakk ko ci kaw fourneau léegi li ñuy def mooy dañ ko marinade mooy li ma leen di wax rek bi ñuy defar meal prep donc dama jël poobar laaj ak tuuti jinjeer ma def ko ci daal di ciy def tuuti curcuma daal di ciy def aussi ail en poudre oignon en poudre defoon ci tuuti herbe bu la neex ma daal di ciy def aussi li ñuy wax paprika mu nekk genre fël-fël boobu tuuti rek laa ci def soupçon histoire de colorer tuuti ginaar gi comme ça mu jox ko tamit couleur bu doré donc loolu la ñuy def bu la neexee ma jëloon aussi voilà citron bu mokk ma def ko ci tamit citron bu mokk boo xam ne dañ koy jaay loolu généralement soo demee ci boutique gu asiatique yi wala naar yi da nga ko fay fekk moom laa ci def boo amul loolu jëlal sa citron ndox nga def ci donc dañuy ñëw rek dugal ko ci four bi mu commencé bu ñu paree rek daal di jubal ci ñankatang bi directement donc ñankatang bi aussi dañ koy togg mu xaw a spécial tuuti ba nga xamante ni ñankatang bi kese sans sauce mun nga ko lekk mu neex ba bëgg a dee parce que bu la neexee nga def ko salade wala nga am loo ko booleel. voilà gis ngeen ñankatang baa ngi nii dama teg sama cin pour mu tàng ma daal di ñëw gis nga def ci sama huile de coco dinaa ci def lu xaw a kii tuuti takku tuuti daal di koy mélanger tuuti ak kii bi diw ñor bi gis nga léegi damay ñëw rek def ci suñu cannelle bi daal di def suñu gis nga suñu laurier man sama laurier bi dafa jeex ma am fi ay damet moom laa utiliser donc gis nga ma def ci sama kii jar bi daal di jël poobar bi tuuti rek laay def ma jël aussi xorom
xorom polle bi ma def tuuti parce que lii daf koy parfumer gis nga anis yi ma jël tamit tuuti donc ma daal di jël cardamome pop yi gis nga lii nii togg bi booy xool ba léegi mi ngi nekk ci style indien ak yooyu daal ci xeet googu lay nekk ak aussi jamaïcain tamit voilà gis nga boo leen déggee muy tëb noonu rek moo lay wan ni affaire yaa ngi commencé parce que bu tëbee day ubbeeku donc li muy toj noonu moo koy def bu ko defee cafka yëpp mun a dugg ci lekk bi waa gis ngeen ceeb bi mu ngi nii moom dama ko jël comme d'habitude rek sebet ko daal di koy xooj donc xooj naa ko minimum bi mun nga ko def 15 minutes wala maximum bi nga def lu xaw a gën a yaatu tuuti donc li may def mooy damay daal di ñëw léegi à ce niveau su fekkee bëgg nga def soble par exemple ak ay poivron yooyu mun nga ko ci def instant bi mais man comme damay defar sauce soble mu nekk ci el bi donc du jar ma koy def parce que d'habitude su fekkee def naa loolu rek du ma ci boole sauce soble donc damay def ay salade avocat ay tomate ak yooyu noonu donc loolu laay ñëw def nii man ñëw def ci coco bi lait de coco bi après ñu ñëwaat ak yéen. waaw gis nga lait de coco bi mu ngi nii may def soo buggee mu saf bu baax mun nga ci def ñaari pot mais man benn rek laay def léegi gis nga bu ma defee nii ma daal di koy yëngal comme heureusement ba nga xamante ne nekkul te ay donj parce que dafay coaguler daal bu xawee sedd tuuti. ma def ci tuuti ndox nii rek. bàyyi ko mu baax léegi nag ma daal di koy assaisonner donc ma def ci sama xorom ak sama levure nutritionnelle léegi nga xamante ni su baxee ma daal di xent ceeb ndox bi ci ceeb bi daal di koy def ci kii bi ci cin bi mu daal di nekk nag léegi système mu togg ñankatang donc gis nga ñu def tuuti sel léegi nag en attendant ma daal di jël sama kaani xaw ko dagg tuuti pour préparer ko nga xamante ni su ma defee ceeb rek damay dagg kaani bi ci kawam pour jox ko goût daal donc ma ñëw rek def ceeb bi amul suuf moo tax ma ñeme def nii mais su fekkee ni ceeb boo xam ni dafa am suuf rek il faut nga yàq ko maanaam di ko def ndànk-ndànk ba nga xam ni xeer yeeg suuf yeeg yooyu yëpp day nekk ci kii bi day des ci taat bi ma daal di jël kaani bi gis nga ma jël sama ciseau laay jël tey moom bu kii bi laa koy def bu tayal laa koy def dagg tuuti nii rek voilà pour parfumer ko su ko defee nag dañ koy daal di ñëw upp ràpp wàññi suñu gaz le temps ñuy togg après ñuy defar sauce bi tamit incha allah. voilà gis ngeen léegi teg nañu nii rek benn cin boo am rek wala poêle wala lu mu doon ñu daal di jël suñu meal prep bi donc meal prep bi li ma waroon indi mooy bi nga xamante ni moom laa daggate woon def ko pour soupe nga xam ni su may def suppu légume moom laay jël léegi donc boobu au lieu de tey ma def suppu bi même légumes yooyu laay jël pour def ci sama sauce tey donc mu defaloon ma une pierre deux coups comme ni ko Taju waxee waaw soxna Maam Jaara ci Angleterre yow gis nañ say meal prep say baax yi nga defar fay naa ci loolu yow dafa mel ni sax sa bos moo gën a garaaw sama bos donc damay daal di ñëw rek sotti gis nga donc ma réitéré waat li nekkoon ci bii nii dafa amoon ay courgette laa jëloon ma dagg ko def ko ay cube daal di jël poivron ak soble daal di koy moom tamit dagg defoon ko ay cube donc ñoom ñoo nekk nii léegi damay jël rek sotti ci affaire bi ci biir gis nga bu ma defee nii moom jeex na ma daal di jël tuuti ci diw parce que bëgguma def diw ba pare sotti ci parce que dafay am glace ci biir walla ndox te dafay xaw a sens ma daal di def tuuti rek gis nga léegi bàyyi ko nag muy mijoter ndànk donc ñun dañ koy def rek sauce bu gaaw nii rek nga xamante ni ki nga xam ni moom bëgg na am sauce comme sénégalais ni mu bëggee sauce d'habitude donc kooku dina mën a utiliser loolu. voilà sauce bi yow yaay xool épices yi ngay def fexeel rek ba bul def loo xamante ni dafay fort ba mu ëpp sinon dafay compétir ak goût lait de coco bi nekk ci ceeb bi donc il faut ñu def ko loo xam ne day xaw a mild tuuti. muy maanaam loo xam ni c'est pas tellement fort nga xamante ni di nga mën a ñam cafka ceeb bi ci boppam daal
gis nga levure nutritionnelle après ma def si dama siy def laaj aussi muy laaj boobu ñu dëbboon su ma ko defee yëngal après daal di bàyyi noonu si kanam tuuti ma daal di koy def tuuti ndox rek pour mu mun a togg tuuti. Voilà su si kanamee tuuti rek dinaa si def peut-être tuuti basilic ak tuuti thym après ma daal di bàyyi noonu nag léegi donc bu ñëwaatee ak yéen di ngeen fekk ñu def basilic bi ak thym bi après daal di koy bàyyi noonu xëy na du ñàkk sax bu ñuy tasewaat affaire bi di waaj a pare incha allah. Voilà gars yi dañuy ñëw defar fi mu nekk nii benn jus bu gaaw a gaaw boo xamante ni dañu jël suñu restaurant gis ngeen jus de bissap buñ fi defaroon keroog bi nga xamante ni dafa amoon gingembre pas gingembre menthe beeg ak goyave beeg yooyu tey nag dañ koy ñëw lii moo si des donc lii nii benn nit rek moo koy mën a naan te ku nekk bëgg nga ko jëriñoo. li ñuy def mooy dañ koy jël recycler ko def ko loo xamante ni dañuy defar benn cocktail bu ndaw a ndaw nga xamante ni ñëpp dinañ ci mun a am donc fi mu nekk ni li ma yore mooy yor naa fi ay fraises dama am ay fraises yu fi desoon nii commencé nooy donc bii mooy parfaite kii bi opportunité pour nga xamante ni di nga leen mun a utiliser ku nekk yow yaay xool fruit bi nga amee nga utiliser ko. fraise laa yor moom laay def bu keneen amee leneen mun na ko def banane daf siy neex donc day mel ni comme genre smoothie te du nekk smoothie parce que dafay gën a oyof loolu donc sans plus tarder ma yore fii lait de coco donc lait de coco bi li tax ma choisir lait de coco c'est parce que liñ ko nar a booleel si lekk dafa am coco donc nga xamante ne damay nekk ci lancé boobu des fa ba léegi quoi mais su fekkee bëggoo lait de coco mun nga utiliser meew normal boo am lait en poudre wala même soow sax mun nga ko def nga mixé ko ak affaire yi dafay neex ba bëgg a dee aywa ñu commencé nag léegi bismillah. gis ngeen couleur bi nu mu rafetee te pare sax defaguñ ko léegi damay essayer xool ndax am na dama war a dolli waat ou pas so ma ñam xool bismillah dinaa si dolli waat encore sucre parce que dafa kii fraise yi taxu ko woon saf suukar noonu gis nga saful donc c'est selon votre goût daal ma yore stevia mélanger ko ak swerve voilà gis nga léegi jus bi pare na fi mu nekk nii li ñu ñëw def mooy donc bu la neexee nga def ci say glaçon man li ma yore woon yëpp dafa sedd donc soxlawul ma def ci glaçon wala lenn nii rek laa koy jëlee daal di koy xelli après wan leen nu muy mel. voilà gis ngeen kon nag suñu cocktail bi nga xamante ni dañ ko def ak desitu jus de bissap bi ñu defaroon ak fraise ak lait de coco yi moo nekk nii donc bu leen neexee gis nga su la neexee su fekkee gis nga lii am specs yu ndaw yi mooy. yu xawma nuñ koy waxee yëf yi ci nekk nii su la neexee su fekkee bëggoo ko da nga bëgg mu smooth carrément maanaam du am benn lenn lu si nekk mun nga ko segg mais man daf ma siy neex yëf yi pépins yi di réer ak a feeñ noonu daf ma siy neex et puis dafay jox kii jus bi caractère quoi moo tax ñu bàyyi ko si noonu donc j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme nu ñuy neexee chaque fois. waaw mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp koo xam ne rek yow yaay safo bernde ak chez Bilo aussi ñu tey jii ñu indi leen loon seen ndogu bi nga xamante ne dañ ko def ak coconut rice mu nekk riz boo xam ni ñu ngi ko ñankatang boo xam ne dañ ko toggee à base de lait de coco daal di siy def tuuti ay épices yi nga xam ne moom lañ ci boole te ba ñu paree bu la neexee nga def ci sa ay macédoine man ma def ci bi nga xamante ne dafa am carotte ak petit pois la choisir ku nekk yow yaay xool rek li nga bëgg nga def ko donc ñu boole woon ci tamit tuuti cannelle ak tuuti booy xool surtout jar bi nga xamante ni boo xoolee
épices yi ma utiliser tey anti-inflammatoire lañu. Donc ñun toujours rek loolu la ñuy jéem a xool quoi loo xamante ni du ñu sonal si biir koor gi nga xam ne boo ko lekkee aussi du la sonal noonu de même que kii bi ginaar bi nga xam ne moom lañ ko booleel aussi si marinade yu mel noonu lañ ko defee donc mu nekkoon marinade bu simple rek boo xam ne dafa amoon turmeric muy curcumin ak tuuti cannelle ak yu demee ni ki noonu donc ñu daal di koy jël rek dugal ko ci four bi comme ni ma ko waxee ci biir émission bi ku amul four mun nga ko saaf wala nga lakk ko ci sa kaw fourneau donc ñu boole loon ko aussi ak sauce bi nga xamante ni ñu ngi jël ci suñu meal prep yi nga xam ne moom la ñu defaroon avant koor gi di jot bi nga xam ne moom la ñu defoon pour soupe bi nga xam ne soupe végétarienne bi nga xamante ni ay légumes rek la amoon même kii boobu laa jël même bagage yooyu noonu ñoom laa jël daal di koy def sauté ko rapidement def ko comme sous forme de sauce daal di jël ginaar gi fi mu ko mariné woon jël marinade boobu li des li rek sotti ko ci donc moo ma jox sauce ni kon nag gis ngeen ko mu ngi nii tey jii nag ñu boole ko aussi ak suñu cocktail bi nga xamante ni bon ku ko bëgg a gis rek def nañu tuto bu ndaw boo xam ne mooy ànd ak moom nga xam ne dañu ci def coconut milk muy lait de coco ku nekk yow yaay xool lait bi nga am rek nga utiliser ko ak bisaab bi nga xam ne moom lañ fi defaroon keroog lim nga xam ne dañ ci defoon aussi jus d'avocat moom la ñu jël rek daal di ko ci mélanger defar suñu cocktail bu neex a neex nga xamante ni ku nekk mën nga ko jël parce que tuuti moo ci desoon moo tax jus de tamarin baa ngi nii moom des na ampagaay donc dinañ ci mën a laalaat encore bu baax a baax tey nag émission bi moom maa ngi koy jox waa Angleterre plus précisément maa ngi koy jox sama sister Mia di ko jox aussi Khadija di ko jox Diarra Bousso di ko jox aussi Astofal mu nekk Corsine donc moom maa ngi ko koy jox soxna Awa Fall mi nga xam ni moo nekk Detroit donc yéen ñëpp maa ngi leen koy jox di leen vraiment béggee di leen remercier et puis di leen wax ni que ni j'espère que ndogu yi di ngeen ko essayer bon dinañ leen jéem a indil le maximum possible saa yu ñu ko temps bi permettre rek of course incha allah donc loolu noonu lañ leen di doon indil tey di leen wax ni vraiment ñu ngi leen di remercier si ànd bi ngeen doon ànd ak ñun comme ni ngeen ko tàmm di defee saa su ne di leen wax ni ñu ngi gis seen message yi ñu ngi gis aussi seen like yi di gis seeni commentaire yooyu yëpp ñu ngi leen koy def di ñaan rek suñu borom nangul ñu suñu koor ñu may ñu jaam ko si jaamu yu gën a kawe comme ni mu ko bëggee ak ni mu gën a selle yokk imaan yi mën-mën yeeg pas-pas yi faj aajo yëpp ku nekk rek yow yaa xam li nga bëgg si sa xol nga ñu ñaan ko si biir weer gu tedd gi suñu borom defaral ñu ko ñun ñëpp te muy suñu njiglaay di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah حمدا